Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est monsieur dame bonsoir mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñëwaat nañu encore une fois beneen semaine beneen numéro ñu indi leen tey thème bu am solo mais balaa ñuy affronter thème bi li ñuy njëkk a def mooy dañuy bàyyi suñu xarit mu nuyoo Cheikh ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Cheikh maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di la remercier bu baax a baax ci sa présence yow it toujours et di nuyu waa Sénégal yëpp maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. voilà Cheikh tey li ñu bëgg a waxtaanee mooy xam sa bopp mu nekk loo xam te ne dañ koy wax au fur et à mesure xam sa bopp moom la tubaab di woowee connaissance de soi lan mooy xam sa bopp parce que moom ñëpp dañ koy wax mais est-ce que effectivement sens bi xam nañ lu mu doon qu'est-ce que ça veut dire. effectivement Cheikh man kontaan naa ci loolu bu baax thème la boo xamante ne waxtaane ko am na solo mais quand même waxtaan la boo xamante ne nii bu fekkante ne nit ñi dégluwuñu ko ak philosophie mën nañoo bañ a comprendre bu baax a baax donc boo xoolee Sénégal en général li ñuy wax sax du xam sa bopp li ñuy gën a bëri li ñuy wax mooy gëm sa bopp mais gëm sa bopp nag quand même erreur la bokk na ci erreur bi nga xamante ni moo gën a bëri ci li ñun waa Sénégal ñuy prononcé mooy gëm sa bopp baaxul xam sa bopp ko gën je m'explique xam nga nit bu gëmee boppam rek daanaka ba moytul ci naagu la jëm te boo naagoo rek daagoo te boo daagoo rek ñu raw la nit bu xamee boppam nag du gaañ boppam du gaañ ñi ci des xam sa bopp nag ñetti mbir mooy tax mu ñëw benn bi moom mooy xam say gëm-gëm ñaareel bi mooy xam li nga bëgg ak li la gënal muy ñaar ñetteel bi mooy xam say limite ak say capacité maanaam xam fi nga mën a yem pour commencer Sénégal dañ lay wax ne la booy tukki da ngay bind rëdd ñetti rëdd nga jéggi ko di nga dem waaye doo dee ci àll bi loolu gëm-gëm ya mën na nekk dëgg mën na bañ a doon dëgg wala ñu wax la ne la xale boo bëggee doxam dëgër da ngay jël kuur di ko dëbbal maanaam fu mu teg tànkam ba teggi ko nga dóor fa kuur gi loolu gëm-gëm la naa nekk dëgg mën naa bañ a doon dëgg ñenn ñi dañu ne nit ki dundam gi yëpp mu ngi tegu ci destin ñu ne sa dund gi destin la yàlla tracé na ko ba pare ci ñenn ñi dañu naan nit ki li mu def suba ba ngoon moo ko def ci ay responsabilité boppam loolu tamit gëm-gëm la mën na doon dëgg mën na bañ a doon dëgg léegi nag asamaan si juróom-ñaar la suuf si juróom-ñaar la loolu du gëm-gëm xam-xam la wala ñu ne la géej gi dafa am partie boo xam te ne dafa neex ndox mu neex la am ak partie boo xam te ne ndoxu xorom la am loolu du gëm-gëm xam-xam la doom yàlla bu koy sàkk mu ngi koy développé ci biiru ndeyam loolu du gëm-gëm xam-xam la léegi nag jamono bi nga xamante ne doomu aadama bi mu ngi jéem a xool li nga xamante ne gëm-gëm la ak li nga xam ne xam-xam la di ci naviguer jamono boobu mu ngi defar lii tax mu xam boppam kon donc mu mel ne nit ki jamono bi muy xool liy dëgg ak li dul dëgg rek mu ngi mooñ boppam ci xam boppam muy benn ñaareel bi mooy xam sa bëgg-bëgg xam li la gënal li bëri ci doomu aadama yi xamuñu li ñu bëgg xamuñu li leen gënal da ngay judd ci kër yaroo fa màggee fa ñépp ne bëgg nañu soxna sémbéen yow nga màgg nga ne bëgg nga soxna sémbéen fekk mosoo koo gis xamuloo ko mais inculqué nañ la loolu ba mu nekk ci yow wala nga ñëw ne Adama Diakhoumpa neexuma bugguma ko dama koo bañ fekk mosoo koo gis sax yow mais comme que say entourage nee nañ déedéet yow automatiquement nga ñëw nga ni déedéet wala ñun ñëpp xëy nañu doon ay bouddhiste yow nga xëy nga ne da ngay doon bouddhiste mais yow xamoo lu mu doon yow dégg nga mais jamono bi nga xamante ne yow yaa ngi xoolal sa bopp jéem a ràññee nit ku nekk xam lan mooy ay valeur am xam lan mooy ay qualité am ba nga attaché wu ci moom yaa ngi jéem a xoolal sa bopp ki nga bëgg ak ki nga bëggul jamono boobu yaa ngi defar lii tax nga xam sa bopp du moment où yaa ngi jéem a xamal sa bopp rek li nga bëgg ak li nga bëggul jamono boobu yaa ngi mooñ sa bopp pour xam sa bopp troisièmement da nga war a xam say capacité ak say limite nit ki boo xamee li nga mën ak fi nga mën a yem bu boobaa da ngay xam sa bopp maanaam ñu ñëw indil la oto ne la damaa bëgg a defar moteur bi yow ci sa xalaat nga yaakaar ne war naa mën a defar oto bi nga ne ko indi ma defar da ngay jéem ba yàq ko nga doo ko xam ne mënoo wala nga nekk tailleur bu mën a ñaw yëre jigéen ñu xëy jox la costume sa bopp nga xalaat ne war naa koo mën a def il faut nga yàq tissu bi ba pare doo koy xam ne mënuloo boobu yow xamuloo say limite par exemple mën nañoo woon nit nga ne ko damaa bëgg nga may baleel sama jardin bi damaa bëgg nga may ratol jardin bi nit ki ñëw ne la ah man di musuma ratol jardin musuma koo def waaye nag duma yaafuus boo ma ko joxee bëgg naa jàng borom liggéey bi mën na la may chance nga ñëw liggéey si ndax dafa naan kii ku xam boppam la xam sa bopp bokk na ci ñu di la dénk secret nga ne non bul ma ko dénk ndax dama koy waxe ndax sa capacité wala par exemple nit ñëw rey nit ñëw bëgg ma koo dénk ne ma xaaral ma wax la benn secret nga dem ba ci biir affaire bi ëpp la doole mënatoo ko téye sa biir nga wax ko wala nit ñëw na tabaxal ma étage bi
nga ne ko waaw mën naa ko dem ba ci biir yàq ciment jàmbur yàq suufu jàmbur dem ba ci biir nga xam ne mënuloo ko mooy yow xamaguloo say limite xam say limite mooy ñu di la jox mbir nga ne non mënuma ko de ndax loolu tamit du défaut daal jamono bi nit ki di jéem a xam li mu mën ak li mu mënul di natt capacité ay limitam fa mu yam jamono boobu mu ngi développé lii tax mu xam boppam kon ñett yii nii xam say limite xam li nga bëgg ak li la gënal xam lii sa gëm-gëm li ciy dëgg ak li ci dul dëgg ñett yi boo ko boolee di ko seet loolu moom mooy tax nit ki mu xam boppam. ok cher intervention bi leer na lool mais est-ce que ñàkk xam sa bopp am na lu mu mën a impacter ci suñuy vie est-ce que am na lu mu mën a changer bu fekkente ne amuñu connaissance de soi boobu noonu. Cheikh effectivement si ñàkk xam sa bopp dafa bëri impact yu muy indi ci dundu doomu aadama bi déjà nit bu xamulee boppam ñaari feebar da ko mën a dal benn bi moom mooy gëm sa bopp benn bi moom mooy xeeb sa bopp moom la tubaab di woowee sous-estimé gëm sa bopp moom la tubaab di woowee surestimé nit bu gëmee boppam dootul jàng dootul nangoo xam te dundu doomu aadama apprentissage bu dul jeex la te ci apprentissage ku la ëppale correction moo lay ëpp xam-xam kon nit ki dafa war a gëm ne am na lu ma xam waaye li may war a jàng moo ko ëpp bu boobaa da ngay nekk ci apprentissage te apprentissage boo ci nekkee da ngay nangu ñu lay corriger moo tax ci société gëm sa bopp baaxu ci xam sa bopp moo ci gën léegi nag xeeb sa bopp mooy contraire au fin fond bu gëm sa bopp baaxul bu ñu war a waxtaan ci kër gi ñu ne luy sa xalaat nga ne man lu ngeen wax baax na kaay leen ñu organiser këfin sàngam nga ne non loolu man mënuma ko am na waxtaan bu ñu waxtaan war a waxtaan ci pénc ma déglu leen lii ñu ngeen ci xalaat nga ne yii kooku du ma ko mën ba ilaay minute du ma ko mokkal am na benn formation bu ñuy waaj a def fii nangam ak nangam nga ne non man yàlla joxuma capacité boobu wala sax ñu ne la yàlla na la yàlla may ay milliards nga ne non man milliards ëpp na ci man su ma amee 5 millions sax doy na ma loolu mooy sous-estimer sa bopp loolu baaxul yaa fus dëgg mooy xalaatee noonu kon nit ki benn intérêt bi mu am mooy mu fexe ba xam boppam en général nit ñi nga xamante ne dañuy fëgg seen dënn ne damaa gëm sama bopp boo leen seetloo ci waxtaan jamono bi ngay wax ak ñoom ñu ngi xalaat liñ lay tontu li ngay wax sax du dugg ci ñoom moo tax gëm sa bopp baaxul dalay xañ nopp maanaam li ñuy wax dana dégg sa tympan dina ko dégg mais sa xol du ko nangu sa xol du ko dégg moo tax jamono bi nga xamante ne yaa ngi wax ak moom ci jamono boobu mu ngi xalaat moom li mu lay tontu moo tax en général boo déggee nit di waxtaan ci benn thème ci benn argument di développer keneen jël parole wax totalement génn contre sujet ça veut dire que ne dégluwul li ngeen di wax moo tax gëm sa bopp baaxul ci société mais gëm sa bopp am na fu mu baax mooy ci compétition xam nga nit ki bu nekkee ci terrain de football waratul dégg waratul gis bu boobaa dafa nekk ci compétition day daw bu fekkee dafa nekk ci ring de boxe bu boobaa dafa nekk ci compétition bu fekkente ne dafa nekk ci compétition de danse bu boobaa day daw dootul dégg dootul gis mais gis nga bu génnee ci cercle compétition boobu loolu ñuy wax gëm sa bopp daf ko war a tegee nële parce que dund doomu aadama du compétition moo tax ñi ne dañoo gëm seen bopp est-ce que ni may doxee est-ce que sama yére bi est-ce que sama dàll bi foo ko fekk mu ngi natt boppam te booy natt sa bopp da ngay dem ba égoïste dootul gis li la wër kon daal mbokk yi ci gàttal nit bu xamee boppam dana mën a wax ci boppam dana mën a wax ci ñi ci des te day am équilibre par exemple boo ñëwee ci nit nga ne ko la mooy sa culture en général ñi ci mën a répondre ci question boobu bëriwul déjà culture dinañ ci waxtaanaat ci yeneen i thème tey bi du loolu mais nit nga ne ko la mooy sa culture en général mu ngi lay répondre ne la man culture sénégalaise laa am wala française culture italienne loolu nation la yow yaa ngi indi sa nation sa réew ça n'a rien à voir wala la mooy sa culture nga ne man culture musulmane laa am wala culture chrétienne wala culture athée yooyu noonu loolu appartenance religieuse la ça n'a rien à voir ak culture ñàkk xam boobu nga ñàkk xam sa identité ñàkk koo xam sa culture loolu mooy tax boo gisee beneen culture wala beneen façon déggin wala beneen façon gis-gis rek nga sous-estimer leen xam nga nit ki xam boppam dëgg su gisee keneen même bu bokkul ak moom coutume et tradition daf koy comprendre parce que réalité dëkk yi déjà dafay contribuer bu baax a baax ci suñuy culture ak suñuy façon de faire kon ndeketee lu nit am mbaa bu xam ko xam sa bopp ko gën boo xamee sa bopp dootoo def lu lay gaañ dootoo def nit lu koy gaañ di nga xëy fi nga war a xëyee wàcc fa nga war a wàccee di nga laal li nga war a laal bàyyi li nga war a laal kon yàlla ñu yàlla defal ñu xam suñu bopp xam fu ñu jógee xam fi ñu jëm bañ rek affaire bi gudd ba tax na fii lañ koy yemale
di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu di jéggalu nag bu fekkente ne kàddu yi am na ku mu xosi rek ngeen xam ne loolu taxuñoo jóg di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di remercier nag bu baax a baax sama rakk sama xarit sëñ Moustapha Fall borom Karara l'enfant chéri de Kébémer nekk fii ci sama wet moo tey jël yére bu rafet bi jox ma ko bëggalee ma ko voilà ma koy ñaanal bu baax a baax lu mu laalati rek yàlla na barkeel yàlla sàmm ko moom njabootam yépp di nuyu sama xarit magam Alaaji Fall ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre ci biir Sénégal ak ci bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen def. Voilà mbokki xarit yi c'était tout pour ce soir ñu leen di joxaat dig daje ba semaine prochaine di leen remercier bu baax a baax ci seen teewlu des remerciements qui vont durer jusqu'à l'infini merci beaucoup peace and love.